So sorry guys, I lose that. I lost that one. I have to start again. I'm in the village actually, and then the network is actually really very poor here. So I am hitting it again. So I was trying to say that I am not a lawyer. I am just finding it a bit interesting to look at the legal involvement of manga, right? And what I'm saying is that if you look at Section 2 of the Legal Practitioners Act 2016, define a legal practitioner as a person enrolled to practice as a lawyer under this act, who who is actively engaged in the practice of law. The phrase here is actively engaged. It's not just a mere thing, right? It is stating a particular qualification. Lawyers are always here. You can come to the comment section and tell me if I'm right or not. You know, active engagement means lawful continuity and authorized practice, right? To be active is in the practice of law. A person must, you know, practicing law lawfully within an approved professional structure, a law firm, or a recognized practice, right? Free from statutory or administrative prohibition. A public officer who is barred from private practice for a fee cannot, in law, be described as an actively engaged in the practice of law in a private capacity. This is where I'm heading to. Now, the act is clear that a public official who is barred, let's say, for example, a state council, or James that is working for the Gambia Police Force, is a public officer. Therefore, is not qualified to practice law in his private capacity. Then how do you accept to draft a deed of assignment for somebody in your capacity as a lawyer? How? But you know also what is really interesting in this case? Let's imagine now that James Manga have sent this matter to the investigations, and then the investigations are done, and now the case is forwarded for prosecution, right? James Manga have already, in one way or the other, served as a lawyer or have served in his legal capacity for Mr. Khan. Let's say now Mr. Khan is found wanting of scam and he needs to be prosecuted. It's the same James Manga that will carry the state file as lead prosecutor to that court. Is that itself not contradicting enough? Is that itself not conflict of interest? Is that itself not self-tied? So I think the honest truth is James was not employed by a private entity or a private firm. James worked as a police prosecutor. So it's unlawful in the first place, according to this act, for James to, in his capacity, do any legal transaction for a client. More so a client whose investigations is at the Gambia Police Force, where you serve as deputy commissioner or assistant commissioner of police and a lead prosecutor. What happens if Mr. Khan is supposed to go to court? James becomes conflicted. Probably that deed of assignment will be tendered at the court that have been drafted by now the chief prosecutor representing the state in that case. So I think James needs to say more than he said. There's a lot more to this than James have told us. For me, I I saw somebody's comment saying, "What do I have against James and who is asking me to do this?" I think this myopic thinking, this kind of low level IQ attitude is what Gambians should leave. You think a grown up man like me, with everything I do and have in this country, somebody will ask me to go after somebody and I go after that person? You think of that. That's how we test how people's IQ are low in that country, in this country. Sorry for the language. Ni molbe tonya fokan. Itele dende ba fla mole ko kari konne, kari la komandie, mole ki kari kan. But who is James?
that he cannot be questioned for corruption scandal or allegations. I have no interest against James. No, I and James are cool on the streets. Even though James, did things that I am not okay with, and we have never talked about that. That is his job. Let him continue to do it. But you see, you know what? We cannot stop. You cannot stop in this country, you hypocrites. Is the fact that we'll call anybody out that is accused of corruption, that is involved in a corruption scandal. We'll call them out. If you like it, fine. Naman Diamuye, go and then look for the nearest nugget pole transmitter and hang yourself. What do I have against James? But you also think it's fair enough that if it's Ahmad Ba, if it is another public official, we call them out. But because it's James, everybody's darling, and then he cannot be called out, he'll be called out and he'll be questioned. Let him cry himself. James is not anybody in that continent, not just a police officer. James is a commissioner, one of the three commissioners. In fact, we don't have a lot of commissioners. One of the three commissioners of an anti-corruption commission, one of the most historic institutions in our country's history to fight against corruption. So for me, even if they tell me James is involved in a pen scandal, it is as equivalent to he is involved in a multi-million dollar project scandal, because he's not just James Manga anymore, not just the police prosecutor. He's a referee for anti-corruption. How can a referee of anti-corruption be involved in corruption and you want people to ignore that? We are not going to ignore it. If you want to defend James, you can come all out and defend James. And nobody's against James. All what we are saying is there is more to the story than it has been said. Well, we have just seen another screenshot. Now tell me, out of all joke, why was James have to tell the other guy, bro, don't do this, begging him not to go public when everything that was supposed to be shared in that person's post was sent to James for confirmation? Why did he say, bro, don't do that? With so much humbleness, with so much calmness. If James did not have any hand in the allegations, a police prosecutor, a legal practitioner, somebody accusing you of that magnitude, no, the response would have not been as disciplined, as humble as it is in that screenshot. What is James hiding that the public needs to know? And whoever doesn't want to hear that, I don't give a shit. The way I have my opinion and then call out for accountability, you have your opinion. Do it. Go and defend corruption and see if this country will go anywhere. So I think for me, James' statement is very problematic. First, I think even if we agree that that money was taken from Mr. Khan for a professional legal services that is unlawful according to the Legal Practitioner Act, that James is a public officer and therefore is barred from private practice. Then what was he doing with the private practice? Two, James have already picked up this case on behalf of the victim. Why would you collide with the perpetrator and take money from him to 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 develop documents? What happens if the police find him one thing and they want to prosecute him? You go to the same court to prosecute him, or you want us to wait until that time comes when that conflict of, when it's time for prosecution? This time we should call you out for conflict of interest, or that's how it works in Banjo. That people should mind their business when corruption Banjo, right? We absolutely call it out. We call it as it is. We call it because
For us, the state is more of an interest to us than an individual, regardless of our relationship with them. And I will repeat, James is not above accountability, and we will hold him accountable when and where is necessary. So that itself, James need to answer questions. Where does he get the qualifications to act in a private capacity as a lawyer? What happens if this case go to court and into prosecuted? How does he manage the conflict of interest? So these are the things I want to clear, that I demanded for a statement from James, and I'm not taking credit that the statement came out because I wrote anything. What I'm trying to say is probably coincidentally, my demand, was on its way flying all over this country, whilst James also decided to build a statement. But this James, in fact, wrote that statement in his public, page. I saw it in a private, in a different page. I don't know if the post is made in his page, but the post really did not help, unless somebody that doesn't understand the law, like me. I'm just running off the the legal document, the act, the Legal Practitioners Act. I'm not very okay with how its interpretation is, but with the little I understand, and with the I've also seek advice from lawyers, like people that I understand that they could help, or make me understand what those clauses mean and all of that. So I think James lacked the capacity to charge anybody for a legal fee. In fact, he's not supposed to practice um, private legal entity, you know. And then, if he is in any way want to act in a private capacity, is supposed to be rendered for free. That's what the act is saying. You don't have to charge. You cannot charge somebody. So I think I will conclude with James' statement raised a lot of questions than answers, right? And then I jot this down. I don't want to just come here and then talk unorganized. So I jot my questions down, and then also I'll publish these questions on my social media after I'm done. First, I want to ask the question: why would James Manga accept any form of private engagement with Tijan publicly, as a public legal officer, including you know a police officer, when this is not acceptable for lawyers at the Ministry of Justice, and police are greatly prohibited, um, are denied from, you know, engaging in legal practice, right? That is one. I think James need to clear that now. We accept that you offer your professional, qualified legal practitioner role, but it's not contradicting to the Legal Practitioners Act as somebody that's a state officer? That is one question. Two, why will Mr. Manga not state clearly whether he had a lawful authorization under the Legal Practitioners Act to be able to do this, right? You know, when he wrote that he did this in his capacity as a private lawyer, I thought he was gonna quote and say how is that legal by backing it with legal frameworks, and then and then all of that, right? Also, the other question also we need to ask is that why will Manga acknowledge receiving money for legal fee when um, the settled legal rule governing public legal officers mandate that any legal assistance rendered by a state lawyer, including legal officers at the police or the Ministry of um, Justice, are supposed to be strictly free. They're not supposed to be charged. So why did he charge, right? But also, I have another question. Why will Manga claim to have prepared a deed of assignment when the Legal Practitioner Act mandates that any legal practitioner who prepared a legal document must endorse it with his or her name, the name of the law firm by which he or she is employed, or an appropriate address?
By all available information, this he's not employed by anybody. Where which whose address are you going to there? Which law firm are you going to put there in that letter? So I think also I forgot to say that James Manga need to produce a copy of the deed of assignment that he drafted for Mr. Khan. That was the pay for the 60,500, right? So also, why will in fact James Manga involve himself in drafting or offering legal services to somebody, a perpetrator whose matter is on active investigation at the Gambia Police Force? And he's a police officer and a police prosecutor. Is that not something to question? We are not talking about that, right? So I think he needs to now produce the the deed of assignment, the document. Let's know under whose name and the law firm and the address that he wrote and endorsed that document for. Then that's where transparency and accountability will start. This is just a call for clarifications. So I think over and over, nobody is taking stance in this case. What we are doing is clarifications. A public official had been alleged into corruption scheme, bribery, and extortion of money from somebody. And then the most honorable thing by any genuine Gambian is to call for clarification, is to call for clarity. And then this is what I did. And then when I read James' response, it's good that he responded. But his response for me incriminated him more than it frees him by all indications. So I think it's high time that Gambians are straightforward, that nobody in this country, including myself, was created and then bundled and given to Angel Jibril to drop here. And this is not the first issue people have with James, for example. So I think James need to come out now with more clarity, with legal backing rather, on the activities he has carried out now in this allied case, as he claimed that he did not extort, he did not accept bribe, he was paid for his services. But he was paid for his services. Was there any documentation in return to demand for that money? He was threatening his client. So something is not right somewhere. Something is absolutely not right somewhere, and that needs to be clear. That needs to be clear. Otherwise, for me personally, I'm going to pick up this case. I'm going to petition his nominations to the Anti-Corruption Commission, to the National Assembly, to the Minister of Justice, and his role at the Gambia Police Force. Because, come on, we cannot just be dancing to the tune of public officials and become regime apologies and then be taking excuses for corruption and accountability. We cannot do that. We cannot do that. So for me, and then one thing about me, I don't even give a seat to the regime and state apologies coming out here and ranting nonsense. And there are certain people that I will never respond to in my life. So-called journalist that is sick in the head. I will not respond to you. I don't even have that time. You have been ranting for almost a year in my name. I'm very proud that you can be ranting my name for a year or plus, and I'll never say a word to you. I'll never write a word to you. I don't even give a shit. Whoever doesn't want accountability, leave public office. If your friend
is in public office and you don't want him to be accountable, write a resignation letter on his behalf and send it to his office. And you all go back to your villages in Bansang and in Pasay and in Dankunku and go and sit there. Those are just examples I'm giving. Dankunku people don't feel offended. But as long as he holds public office, being paid with our money, even if he is accused of stealing a pen, I will come and write on Facebook and I'll call for accountability. And whoever doesn't like that, you can go and then hug the nearest NAWEC transmitter or pole in your country. One of the reasons why this country cannot move and cannot develop is Tonya Fobalia. And Nafikia. Funsi Nafikia ning Hasidia Lebra. And then you calling people Hasido for speaking the truth. People hate James Manga. He has, started from from scratch. Who started from the sky? Who started from the sky? All of those public officials, you hypocrites will run after every day, calling them out. Tell me, where did you demand for their side of the story? You think they are different from James? James is a public officer like any of them. Why? Bulen you merlo. If you are conflicted and you cannot speak the truth, it's better you keep quiet. But one thing I'll tell you people don't even know, you don't still know cyber, right? You see all of those rants on Facebook. If I want to write something tomorrow, I'll write 110 times and nobody can do anything about it. If you people are honest, go and read James' response and tell me that anything makes sense in that response compared to the current evidence. I'm not taking side. Compared to the current evidence produced by the individual accusing him. Let's compare and contrast. If I was James, I would have not provided that suited picture. I would have put the deed of assignment that I drafted for that guy as an evidence to say I offer legal service. Then the conversation become only the legality of engaging in private practice when you are a state officer. And this is clearly prohibited by the Legal Practitioners Act 2016. That would have been the conversation. But now the conversation cannot even start until James come back to clear the air because what he wrote is nothing to go by. Conflict of interest, unlawful by the act that govern um, qualified legal parties, as he put it. And people are here busy telling me that no, James cannot do this. James have been the most honest person. James is this and this and this. Let's wait to the other side of the story. Now the other side of the story is here. The other side of the story is just a thesis. And this side of the story that came out earlier produced at least evidence. Whether the evidence are admissible or not for now, at least they did not only write a statement or a PhD thesis defending themselves, calling that there are people um there are people that are um trying to to fight him because of since his appointment in the anti-corruption commission or something. How is that in fact possible? So I think there are more questions to answer than it had been answered in the statement of Manga. For now, the two-sided stories, and those of you demanding for both sides of the story. Now you have getting off both sides of the story. I hope you sit on your beds today and then honestly evaluate the one side of the story that provide evidence. In fact, evidence to an extent of the accused begging so that this doesn't go public with a thesis, a PhD thesis from the accused, trying to defend himself. Look at those two, and now come back and tell us which side of the story do you believe. I'm referring to the team other side of the story. For the team that thinks that is hate to speak the truth and call for accountability or is hypocrisy, carry it on your head. Then be ready for more hypocrisy
and more hate in this country because you cannot silence people from speaking up to power and then holding people accountable for their actions. Alka tunya fo nyoye. Going by James' statement, James' credibility is still questioned, both legally and ethically. Just to summarize, I feel like this is the thing, right? I'll just repeat main points. I've already mentioned them. I'll just repeat them so that we get that as takeaway. Let's say now we agree that James was paid for a legal fee as a qualified legal practitioner, as claimed in the statement. But now, why will James decided to take money and serve as a legal practitioner to a perpetrator whose case had been handed over to him in his capacity as police officer to help him investigate? There is conflict of interest. There is a big conflict of interest. What happened now if Mr. Khan is found wanting and need to be prosecuted? It's the same James that will carry the prosecution team to any of the magistrate court. And now what happened if his own document that he served the accused or the perpetrator is tendered as evidence, as evident? Is that not clear conflict of interest? Is that not unethical of a state official? After you know that that matter is in on active investigation. In fact, you claim that you are the one that transferred the matter into the investigative unit. Is that not conflict of interest? Is that not problematic to Gambians? Is that not unethical? Is that not enough to call out and call Manga to order? Secondly, I have read both Section 44 and Section 2 of the Legal Practitioners Act that has prohibited a state official, either a lawyer, either a police officer, or working at the ministry to engage in private practice that involve payment and fee. That's what James did. That itself is corruption, is unethical, and is unlawful. So now we here is it. This is what I have to say. This is what I find out about the case and the response of 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 James. Now it's left to the other side of the story team versus any other person that believe that people just speak because we want to speak. This country is very sad sometimes, terribly sad. That people want accountability, people accept truth at their convenience. It has to be one of us before it is true or not. It has to be me before it is accepted or not. Umu nafiki yalt. Wole fomu nafiki yat. Alka molu mun kumani nafiko lo manki nafiko tide. Atel munka tonya ya buka tonya fo alka tonya massage. Wole fomu nafiki yat. Wole mu konnante yat. Karu mumu ye konnante yat da banko e. O damala be ajela molbe tonya fo kam banko la tamar nyandi nyala italiya mero manke tonya because italiya o mari lonne anka tonya fo. Nobody hate anybody here. I don't have a business with anybody. I don't have a seat to do with anybody. I only have a business with accountability as a tool that I will continue to use to contribute to the progress and development of this country. And nobody can stop that. Nobody have the power to stop that. You can call me names for all you want, but I will stay on the lane of being an anti-corruption activist. And then whoever is accused and alleged of corruption, regardless of my relationship with you, I will call you out. If you don't want that, leave public office. If you don't want that, don't be involved in scandals. You think is Manga's status as Commissioner of Anti-Corruption Commission is any small feat for allegations like this to pass? This is why this is how we become
state apologies to public officials, all in the name of, yeah, we want to bring each other down. Who is bringing who down? When did Tonya 4 become bringing each other down? I'll stop here. You know, I think I have clearly stated my position, and then I have analyzed both the evidence tendered by the accused and the evidence. In fact, the accused did not. The accused did not. The accused not in the accused not in this aspect as in legal term. Please, let's clear that as well, right? Let's say the allegations against James. James' statement have come up, and we have not seen any evidence. We just see an empty statement being published. And even in that statement now, I have analyzed both from the legal perspective and from an ethical perspective that James have tied himself more with that statement. I wish he remains silent, because producing that statement is more incriminating than even his silence for the past days before that statement comes in. And we have seen the other side have provided evidence. Whether this evidence are admissible or not, for now they have provided evidence to an extent that James was begging them not to go public. So here is it to Gambians to analyze. This is my analysis. This is my opinion. This is my position. And you can all go and carry your positions and with the other side of the story as well. And then life goes on. So thank you until I come your way again. One thing I can tell you, accountability cannot be selective. Accountability cannot be postponed. And accountability cannot be done and achieved at individual convenience. You all have a good night. Thank you. Sorry for the happening. Abalafa wata nindong natake ila broadalty inataje social media kuma dolbe foka meyalom abalafa wata le bari buba ifeje kono fanunde nyanyo nyadile na feta fanan soto jande ebe dame noise le besi yarinje etana kumomo Angela kumomo yes ko sister nyumfang ya baji mba kontona bake mo kendole and then I kuma kan kendole fo ko ya fo nyamen rek sabali neatra abadi mo le beteng sabali manta ning na talo use la ka bo nyi mutaka use fanya kan ako I told over stress la famo right now nina buru sol mo communicate kan yalo sometimes momo legal action ta against Saval about this issue mbialo ne akwo atala bonna dulato because mine kata government ba fasala okay but alna sidro Saval alna alonko barola mo sakunda abe banna le so because mo me alonko Saval fanga mom bala fasoto he's seamless ko komi ntol be we can root sa banen no le bandro sivamen data because I mean I'm all over the mill amam bala fasoto imagine ite moment kende ibo use kan ite pour ila poso adunya mental health issue losoto but imo bala fasoto but you want to use him just pour ite la kunkili na fa pour ite la poso pour president ite recommend pour ite maybe minister so we just even moment man kende ite I get la pour your use yalla sabali anyway yalla nekata sabali ate amam malo soto sabali buka malo anala sisa be wala nyame buka malo Gambia kodo jarte fengo bella palaso jarte fengo bella sabale adalta nyinale nal ya gibe sabale gele even janning jamme be sabale kela control be at least dino le monti borim bebe no Gambia we are little bit political oriented sabale janning jamme ba kala secretary general di akata dum fatu sole sabale mo hadmi rolem anu mo le mi alon ko amita palaso nyinale akata dum fatu sole so aka minister munta ke dimot ke kelen comme won ko governance kenyamen amon correct ten wata be secretary general place lobby kam so at one time kabin jamme njoguba fire anyway kan njoguba fire la ka re-estate koten but at one time kabin jamme njoguba fire I someone ake SGT like secretary general by then he was the boss of all the ministers because place on a metal lobby lale because na ta fatu so otumo fat camera la programme ni fatu so na ta je la fam bakund la gele comme government kata nyamen yana sane so place on a metal lobby lale kabi ya sama je maji wulo le amon place on ma sabono je mo la bande mi kala ama dund kaso kono ay dund kaso kono because place on ma sabono so sabali wulo le mo le mi alon ka haduma ta place on nomale ameta place on nomale mo le mi alon ko place on jara ko bella
because imagine ajibe ñing government sabali fente kiri nga même fa ñu yaaje be ñu baro lañ government mo do jut la baro la bi sabalat na ba fenke jut la il faut fa baro fa am mo le mi alon ko am ñena la sabale because sabali ya tinya bakele sabali baro tinya la tudi ko sungole mu mo kurun len criminal olem ala la ministre mu sungol lati yana sanni sabali man ca mo kendadi alors te genne even fenk abubakar jawra mi fo manu ma jam bar bi na sabali kin la jani abubakar jawra be bulo dun ko ñobulu ñimma ñi mental health ultino soto tebra kam fonko sabali na be baro na ta mp bin ko be la mo ko jam même fala wala mu ñinto ko ñi yat baro la government la expose because ning I mental health issues so le kabila be no Germany it was like let's say 25% but kabila na Gambia and it la deport the deportation me alon ko baro ya sign with the Gambia with the German government o deportation no ning ñin nata wala so kabila na sa le mental issues instead of 25% sa ta la for 75% so ning aka wa malale you know tebere ma ja ko alaji bere mo ma ko to remember no al salo ngol lako ning aka kuma ka men fo you know is out of sense you know because ajibe ata konto mu njayleti baraka konto mu tarawaleti no because sa hakilo ñun sonno mo ñinti so ite kana o mutay ko use e ko posile pejoto pour mo sa ko he bayde baroba kata kanne image ñi bo jele jang ñi mankendia atele ñi njara wata hani prasa mon baroma dingina hani fuka ja kawaso baroma dingina you know so ñimbe membe foka jang kuma ken son of head abo le foka be jamo kan rek ak ngofe you know ata sabali after because bi nina semero diamuta ay $80 imagine $20 kayto kutama 4 kay wala di wala $20 kutama 4 you know how seamless mon bala fa fon soto no you know ite mon fendi wala for $80 di next music kata mutay ko post pour la poso kutu dabe fa la nyame mo furu mo so adia mo siata you know so wala keta ñi sabale abe membe foka ay membe pos ñu bolo ko to wuliya to dum fa abe political game ñu drone la ni attention ya sa ni recommendation maybe mp bu ko sabale be dogo kanne watara fani alam you know ni ñembe nun talending kunu ngabe ni wolato so baro be pass kan so when baro was passing to yalla mo me alon kala ay mental health issues soto then ablata baro no mo lato then from there barin kamela attention ba kan so starta kadiamu you know so even aka mel foko an kaddo kam balito to la nana man domoro kam balito ala sondo me se fen ko nyum futo o stage to foro you know ko mo me alon ka abita la lambe silo ka nyum bali domo abe aka ila bu ngolo kono aka domoro ka suwo kono le aka da samale aka kontongole aka simanne do imaje von saboro aka saboro kele so foni na ko di civil demand den mul bu ko sonko ko do diala walla you know so wala bije you know bari ato dum fa ka fo baro le njara you know baro ma sabali ma ñul lon fang you know yes konta ma lon fang sabali ya man kendi you know bari ya inta hakilo la bakele you know because sabali fa ko gambia bi la jutta sabal la sang almost 3 kota be sabal lon ni mu la jutta la le because mo bi al ne ko ñim mano wuli afo drong wuli abuka malu am malo soto sabali mu ate ngoy place o jetta sabal fa ko sifa ante fa nana maji ate ni docteur Cissé no nana metol jon sifa je gambia you know ate wulia fo drong imagine ni sifa ni wulia sifa mi anan ko ni lefta ka mul mutake filindi ko sabali amera mul stupid dal ba kamera karan sabali man karan sabali mi ne kara o kaydo ka fo na fen ko atolum fo massa soto man karan man sabali man kara man fello man hani fennelo aka fanne aka ngo na sabal kanta banda business kire da faye abanda fan kire da faye sabali business tabulo ko na fen tabulo no my brother jobe bulu jela bag yeddo mo dimbim folo I feel sorry for you though yeah kunta fon ala barka nta fon ndew mu fada nta fele mu fada nuyu bu baax a baax xam naa ne Buba Njaay moom tàngana trop waaye xam nga lu ko dal ni lu dal famille bi is very serious lii moom is beyond politics lii moom dafa ëpp politics di jël personnally jàmbur bu nga xam ne mental issue am di ko passionate ba pare émotionnel rek because dafa boole si mu demote famille bi ni woon ne family bi duñu take care seen member of family fekkee loolu amut ñu ngi ko take care every day because soo déggee kii lu mu wax ne lekka su mbalit family bi gis na toog nañ dinaay ne loolu musta am kii musta lekka su mbalit dañ koo take care fine waaye Sabally lu mu foog politics du noonu nga Sabally nit yi naka understand nañ ko Sabally dafa ñëw pour suspension bi ñu ko def ñi génne ko si kawam
because wax yu bëri yi nga xam ne waxoon na ko tey bu mu nekkee United Democratic Party so pour ñi boole ko si seen boppa waaye moom xam na ne ñi NPP sax trosuñ Sabally 100% because soo ko gisee tey ñu indi la président advisor ba pare ñu yóbbu la youth coordinator of United NPP so da ngaa gis ne boobu demotivation bu rëy la yow maxaama yi nga xam ne maxaama time yaa jame maxaama yi nga xam ne moom nga amee woon da ko doon dawal time nguur boobu doonu position bu nga nekkoon loolu tax ma dee wax ne from secretary general to presidential guard moom lañ def Sabally because tey soo gisee moom Sabally dignité jàngam fu mu toll ngay daw si loxo ku nga xam ne kren kafoo la ba pare ku nga xam ne jàngut yaa ko gën a jànga ngay daw sa xaftaan bi si moto kooku nga mel ni bodyguard kon kooku ko kenn waru koo tontu Gambian youth si na déglootuñ Sabally because xam nañ ne Sabally lu mu dee wax lu mu dee jëf dafa mel ni guddee bëccëg man xam naa Sabally bu baax because ñun suñ football federation bi Bafloto invite nañ Sabally pour mu ñëw foofu noonu lu may gars yi $300 to out of $300 ba ko doon may gars yi moto bi la ubbi mooy seen ñu Prado bi nii da moto bi la ubbi fuul baagi xaalis la ubbi rek mu rocci fa $300 jox yuut si rek mu tëj beneen xaalis woon gars yi ne man maa nga may xaalis mu tëjaat mu dem kon Sabally lu mu ne def daf dee lobby xaalis bu bëri si nguur bi dem wane ne moom dafa nekk du jox yuut si pour yuut si mun a bénéfice seen boppa fokke du dee def loolu noonu so loolu tax gars yi dañ dem ba gestu affaire yi noonu gis ne Sabally lu mu def noonu non andutaa yoon so Sabally kamasala si politics moom dafa nekk indej because Sabally ba mu nekkee United Democratic Party si luwaas la nekkoon time kiram bi fu mu ko commencé néeg taaxam bi jeexutoon because time yaa jame moom dafa commencé taapere yaa jame mu dem so da ngaa gis ne léegi dafa bëgg a complete taaxam bi fa mu jaarale ko si Baro waaye youth si nga xam ne moom fiil na ne mun na leen a fuul waaye gis na ne youth si ñoo ko gën a conscious léegi youth si yaa ko gën a xam because benn youth kenn du ko mën a fuul si biir Gambie fii because man maa ngi Gambia kenn mënut a fuul kenn because dëkk bi nu mu mel youth si fa ko xam dëkk bi every day youth si yaa ngi dem du struggle mënuñ ta am liggéey mënuñ ta def dara so yow noo mun a toogee sa internet bi du binda internet dafa yomba binda youth sa happy sa xarit yi nga xam ne am na jàmba yi nga xam ne few of them nga yóbbu guys yu bij bi rek nga commencé youth sa happy how many youths moo nekk Gambia millions of youths ñoo nekk Gambia so those people you can attest their happiness so lu foog nga xamee ne xelam bi màccam dafa des Sabally dafa dem jàng na doo waaye jàngam bi dafa dem bu réer ko loolu moo dal Sabally because naka la ko jàngalam daje because am na wax yi ëppa soo ko def dem bu réer ko waaw so am na wax yi ëppa soo ko defee si biir réew wax yi ëppa soo ko defee si biir réew rek dafa am lu mu dee laaj wax yi ëppa soo ko defee si biir réew dafa am lu mu dee laaj because li am lu mu dee laaj tey da ngaa wax lii ele nga waxaat la le ele nga génnaa si lii waxaat la le nga génnaa si lii ok borom xel yaa ngi laa digga borom xel yaa ngi waaw moom moo waxoon lii moom moo ñëw mu raatuwaat lu mu waxoon moom moo defoon lii mu ñëw génna si lu mu defoon kon loolu yëpp Sabally mu ngi ko def yi ci understand nañ ko waaye man du ma dee blame Sabally nit yi laa dee blame ñu nga xam ne dañ ko dee déglu because tey Sabally jarul déglu because tey ku nga xam ne nga ne jàng nga ku nga xam ne yow nga ne you are trustworthy ku nga xam ne yow da nga ne you stick by your words yow kenn gënu laa jàng waaye ban fa naa ne secretary general Gambia yëpp kan lañ musa handcuff def ko draw si neen biir Banjul waraa moom xanaa yaa jamee Sabally rek ko defoon tu time dafa óolu woon Sabally tu yaa jamee moo jàngal Sabally moo ko sponsor moo ko def everything so kon yooyu yëpp su xappu ne yaa jamee mu ñëw or yaa jamee ñëw yaa jamee won ko ne man kenn du ma dee or tey su ñëwee nguur bi ñëw bañ gestu ne dëgga privé government bu passé Sabally dafa yaaxa boo ñooñu suspend nga di musa liggéey si réew mi waaye politique Gambia moo mel noonu waaye time boobu mu ñëw United Democratic Party nekk United Democratic Party commencé xalab gaay lifin léegi nguur bi tam gis ko ne moom nañ koo sesal seen boppa pour ñu please ko moom tam mu delluwaat lu waxoon mu weddiwaat ko pour ñu def ñu woon Gambia ne kii mooy nit ku nga xam ne moom moo nekkoon United Democratic Party doon wax lii gëmut ko jigi mu ngi waxaat la dem loolu lañ ko def kon ci koo xale lañ ko nax soo nax buñ ko nax nag moom léegi loolu la mën a wax bi waaye man dama ko dee blame bu baax a baax a baax comme sa boppa waaye réew mi léegi dafa nekk state bu nga xam ne man dama ko dee wax suma plateforme bu nekk jàngakat yi ñoo ñu sonal because tey man dama gëm ne ñu jàngut sax ñoo gën a xam politique ñu jànga because politique dafa àndaa reality politique dafa war a àndaa wax dëgga politique dafa war a àndaa nga xale yi politique nga woon leen ne lii dëgga lii seen lifin la warugal la pour ngeen am ko si biir réew mi fii président Barrow lu mu leen defal seen warugal la pour ngeen am ko yoon yi seen warugal la loolu lañ ko dee fay because seen savant la waaye wan jàngkat yi duñ dee bëgg a wax loolu jàngate suñu ne président Barrow indi na yoon président Barrow indi na nii président Barrow indi ne waaye ñoom xam na lu tax président Barrow indi ko boo président bi nekkutoon président da mënoon na koo def mun koo def waaye tey soo gisee mu ñëw mu def yooyu yëpp indi courant indi lu nekk da ngaa gis ne kon Gambian people yi ñoo ko dénk seen arang kees bi pour mu mun a def yu noonu waaye man fa naa ne am na Gambien yi nga xam ne ñoom ñu ngi koy xalaatee te mën naa président Barrow keneen ñu nga xam ne ñoo nekk NPP tey ñun loolu lañ doon condamné
dañ doon wax ne yaa jame moo def doon wax ne man maa def lii man maa def lii man maa def lii man maa def lii ñun loolu lañ doon condamné waaye tey gis nañ ne the same thing applies Barrow mu ngi koo def man maa def lii man maa def lii kenn mënut a def dara nguur réew mi moo nekk du def ko xaalis réew bi nga nekk du liggéey xaalis réew mi lu ñu wax pour nga defal leen ko mooy defal leen ko si biir réew mi pour nga gis ko waaye xaalis tey gis nañ ko de jafe-jafe am na gom sa boppa tey ñun suñ leen yaaga wax ne tali kenn du ko lekka courant kenn du ko lekka ni dañoo wax ne waa ñi bëgg ñoom progrès lañ progrès bu rek bëgg a dem bëgguñ koo gis ñi ay nooni Gambia lañ o lifi ni Gambia lañ waaye su ma la waxee dañ am foundation bu nga xam ne dafa ñëw suñu dëkk bi fii mooy Leeds Foundation Charity ay saako malo 25 bag of rice moom la gars yi di ici pour ñu donner ko poor people yi waaye su ma la waxee 600 bag la ñu jox suñu village bi suñ area ñun waaye keroog am na ñu nga xam ne man dama tiit am na ñu nga xam ne dañ dee dóorante kurpeñ pour 25 bag pour ñu mun ko am yóbbu ko seen kër yi du dóorante kurpeñ du xëccoo 25 bag tey loolu la mun a woon loolu mu laa woon ne xiif mu ngi Gambia tey mu ngi laa woon ne ñàkk mu ngi Gambia because tey ay 25 bag kuy dóorante kurpeñ pour am 25 bag boobu tu tey ñu ñan ñoo nekk du donné loolu arabe yi tey arabe yi sax seen boppa ñuy toog dañ boole seen loxo yi nii ñomo ko du seet nit yi naka la ñuy def si kaw maalo boobu noonu tey loolu lan la ñu jàng te ngi jàng ne digga ndekete Gambian people yaa ngay sofa ona saga lan la ñu mujjee wax dañu wax ne next consignment dañ ko yokkatoo 1000 bags because this na bag bi mutul leen boo xee du am wax because of gars yi luñ fiil kon tey suñu waxee ñàkk am na Gambia nit yi bëri la fan lañ ko dee jóoree ma non àggaguñ foofu non àgga nañ foofu because Gambian people yaa am dignity Gambian people yi ñoom ñoo am ci kersa bu nga xam ne suñu dee sax duñ ko dee bëgg a wax ona saga waaye comme ñàkk amut fi ñàkk moom mu ngi fi comme am ña manqué na fi dëgg am na ñu nga xam ne amuñ dara am na ñu xam ne dañ dee xëy suba ba ngoon pour ñu dugga seen kër sa guddi dañ dee am fu ñu dee laaxaatu nii ba xawal leen dem tuuti gars ñoo dugga seen kër ko dépasse bu ñu indaale seen kër sax duñ ko dee am kon dëkk bi mu ngi métti kon ñoom saabali ñoom seen poos mu ngi fees ku nga xam ne yaa ngi NPP sa poos mu ngi fees kon na sang yaa ngi mën a yóbbu juróomi saako mala juróomi bi doog diwlin sa kër am na ku nga xam ne mu ngi jooy kooku mun ta am poti maalo sax si kiram kon tey suñu wax ñooñu ñoo tax ñuy wax waaye nekku ñoom saabali ñoo tax ñuy wax nekku ministre yaa tax ñuy wax nekku permanent secretary yaa tax ñuy wax nekku ñu nga xam ne ñoo liggéey si nguur waaye dafa am ñi nga xam ne ñu bëri Gambie majorité bi yëpp nag farmers leen nekkuñ doo liggéey am bi dafa niiw ba pare nit yaa ngi am soxla loolu foofu moo la ñu taree pour ñu wax kon man lu may dee wax rek Barrow moom 2026 Gambie ne suñ ko fi bàyyee man moom politique Gambie du ma si waxaat dara because suñ Gambie ne ñu ñoo xeex yaa jame ne overstay def dee tax nga def leneen ni ñun Gambian people yi ñun ñooy dafa daw yaram ñun Gambian people yi du wax ne yaa jame dafa war a toog fii for 20 years naka Barrow dafa war a toog for 20 years because maa ngi dégg Saaho mooy xama Bala Saaho la xawma maa ngi ko dégg mu ngi wane moom dañu bëgg a Barrow toog fii for 20 years te ñoom ñoo daaxa fi Adama Barrow ne yaa jame ne lu mu toog dafa bëri yaa jame lu mu def ni because over toog bi moo tax over steady tey ñoo ñu ngi puus Barrow over 20 years su Barrow yaaxatey di same people ñoo ñëw saagaate Barrow du wax ko lu nga xam ne kon ñun tey ñun lu ñu wax pour yaa jame tey war nañ ko mun a wax pour Barrow suñu waxee yaa jame dafa overstay Jawara dafa overstay ñun dañ war a wax Barrow mu ngi overstay na Barrow wàcca tout temps bi mu respect ko mu wàcca si réew mi keneen toog ku munta toog baax na weda Ousainou Darboe la weda kii keneen la weneen keneen la ku munta toog rek baax na waaye Barrow moom dafa war a dem 2026 loolu Gambia ni moom suñ ko defu 2026 kon man politique yi Gambia xamatuma si dara ba pare fu ma daanele gom sa bo suma wax mooy Sidia Jatta waxam bi audio ma doon déglu dafa daw yaram ji nga soo nekkee political figo bul lee ñëw toog ngay wax lu nga xam ne def nañ li pour jaay crédit pour sa parti nga parti Gambie yëpp benn leen parti Gambie yëpp dañ dee def bot pour parti Gambie yëpp am nañ fault waaye bul moom warta jël fault bi di ko teg kenn nit on a sang ñoom seen boppa sax am nañ problème because ñoom tey soo waaye depuis time yi Jawara ñoom depuis 1984 ñoom ñu ngi politics on a sang ok Ousainou Darboe 1996 la commencé politique si era ni Jammeh bi on a sang waaye ñoom ñu ngi woon fii waaye ñoom lan lañ doon jaay ban façon ngi agenda lañ doon jaay Gambien ni moo ne ñoom lu ñu bëgg a doxalee nii parti bëgg a doxalee nekkul benn loo tax ñoom mënuñ ko def benn association with any party kon tey moom su ñëwee fii tey muy wax yeneen kàddu yi nga xam ne kii moo yàq coalition bi dem naa moom waxtaanaa na moom mu ne nii muy jéem ay xibaar yi nga xam ne tegul ko fenn on a sangalo moom te ñun xam ne naat lan moo yaaxoon naat because naat dañ bëggoon Halifa mu nekk fly biara bi bëgg koo impose su moom game boobu la United Democratic Party gis ne ñii de game lañ maa play waaye léegi speta kon man ma demal seen boppam ñoom ñu mun a dem ñoom ñu dem fanaa loolu there is no problem on that yéen ñu mun a dem leen
man moom nga xam ne bëggu leen man ma nekk si o bëggu leen ma gis man ma am beneen forme si seen coalition bi man bàyyi man ma toog tu moom mag la xam na géemi politique xam na ñi ba xam seen géem lañ koo jaay loolu tax moom bokkutoon naat mu téye boppam àndaa pateem demaa pateem on sax fanaa loolu dara problème waru si nekk kaay bokka suma coalition bi bokkuma sa coalition bi damaa demal sa boppa fanaa soo leen demee gis ngeen élection bi ne yaa jame dóor na leen moom ñëw na seconde yéen ñëw ngeen taat filta doguma la sade waaye bu seen bañutoon sax dafa bugg a bokka waaye buñ gisee ne coalition bi nuñ ko bugg a yóbbee ak nuñ ko bugg a naxee foofu la gis loolu moo tax mu génn waaw loolu laa nekk du waa may am nga loolu laa nekk dama bugg a tënk pour mu gàttare pour ñi nga xam ne ñooy bugg a ñëw because of loolu la Ousseynou gis tout UDP tam loolu lañ gisoon naat loolu tax bokkutoon naat tout Ousseynou nekk moom moo dogal affaire yi dem coalition talk Ousseynou dee dem coalition talk dafa am executive members yi nga xam ne ñoo dee dem coalition talk pour ñu toog ñu waxtaan ñoo gis game bi ñu wax ko Ousseynou ñu fiit Ousseynou baag ne ko ne fii de stratégie moo fa nekk dafa am lu ñu lal fii de suñ demee du ñu féeboo is better ñu demal suñu boppam Ousseynou na bisimilah because moom nit yaa ko fa teg moom tegut fa boppam nit itam décision bi mu bëgg la dee Ousseynou du doxee nekku ne moom au décision la doxee si parti bi on a sanga ñoom tam dañu am seen décision yi boppam ñoom tam décision boobu la ñu doxee kenn mënu si dara ñun tam mënuñ ta bañ seen décision boobu noonu waaye always Gambia fii billaay dafa doy waar always coalition yaaxoo rek ñu ne UDP always si coalition yaaxoo rek ñu UDP waaye du ndee gis di solution lu tax pour coalition bi yaaxu ñoom dañ ko dee wax dañ ko dee bëgg a wax waaye dañ ko dee bëgg a wéer UDP dégg man UDP yàgg naa si trop waaye tam ñoom tam luñ dee bañ mooy nga nasaxal leen because loolu naan nasaxalee dégg ñoom fuñ bokk a ceeñ am c'est 2016 gom sa boppa coalition toog bi ba mu amee ñi buñ ñëwee nekk benn gaa gis ne waa léegi référendum lañ war a dem UDP bañuñ boo gisee ne gaa nuñ tegee seen plan si woon time boobu noonu UDP gis na si boppam dañ join boo joinee boo ñemee référendum Barrow ñëw gaa because dañ wax ne Barrow resign from the party tu boobu tam soo gisee stratégie lañ doon play waaye ba mu play stratégie UDP woon nañ ñun politique dañ ko dee naan bu ñoom ba mu play seen stratégie ne ok coalition ku nga xam ne dafa leader coalition bi dafa war a resign from his party ba UDP defee seen sauvé ba pare ne leen no problème because UDP xam nañ la lañ teg tu xam nañ ne ñoom inshallah suñu demee si loolu dafaa jàll kaa dem bi ko politique géeb la gos ku nekk def dee bugg a bay waaram si biir politique kon Gambian politique bi noonu la daal waaye suñu def coalition daal man dama dee bugg a rek nañ toog ñu waxtaan lu yaxa coalition bi nañ ko try ñi koo wax waaye buñ ko dee tuumal Ousseynou Dabo nekku ne moom moo dee bokk si coalition talk bi dafa am ñu mu dee yónni si coalition talk bi ñoo ko dee ñoo ñoo ko def fii pour Gambien itam mun a understand loolu torop waaye Ousseynou bañul coalition Ousseynou bañul pour Gambia dem si kanam Ousseynou doomi Gambia la Ousseynou nekkut fii pour yaaxal réew mi Ousseynou fekkee yaaxal réew baa ko tax a jóg kon réew mi yaaxoon na depuis kañ waaye defar réew mi moo ko tax a jóg loolu tax fuñ ko wiinee mu ne nangu naa fuñ ko wiinee mu ne nii mu ne muñ leen def leen nii neneen respect loi bi fu naa am jàmma passé wul loolu waaye saay su ñëwee rek kii bëggul jàmma bëggul dëkk bi bëggul coalition bi bëggul def lii xanaa moom rek a fi nekk parti ndax problème la pour nga join coalition du problème pour nga join coalition dafa laa neex pour nga join ko mu neexul la doo ko join waaye soo gisee stratégie yi nga xam ne ñoom teg nañ ko du sa stratégie bi nga xam ne moom mun naa dimbale yow sa dem kanam waa dëgg yàlla moom da nga siy génn ifin ku nekk la soo gisee lii sa jëm kanam nekku si doo si duga waaye fu nga gis ne sa jëm kanam mu ngi si rek da nga see duga loolu mooy reform coalition waaye lu may wax rek Gambie nañ bàyyi xel suñ defee dara mu yaaxu bu kenn blame kenn nañ gis ne li kii feebar kii moo tax bokkut si waaye ñu jox di blame ak ay nit loolu daal rafetut man loolu laa am pour wax doom sa boppa jërëjëf pour ñeneen ñi tam mun a wax baraka bake broda filta mbe konton na bake ana suma sister bi ya baji mbe konton na Mr. Jallo mbali be konton na fans mbali konton na fans abala fa warata ba kele mod sabal ka finti aka wandi dingota me alon ko ikaman kende aka finti ndi social media ka bundi kuma fola me alon ko hani hakilo fanta tanu la bala fa warata ba be pare mod sabal famna ko be bala fale kono because mome yalo ite meji ko ke fente fonim patiya men be siriya bula no ma pruta balunya e nyinya ite ko mu fondin kewolti me wureta do ko wala ko e fondin kenyol be do ko wala nyame ite be banko kan ka kuma soto balo folen kabula president no ma kakai jongoti pruta be balula nyame ni la family abala fa warata nduta ko fondin kewola moti abala fa warata bak bar nenta munyun la molite nak mba hanna ngalo ne hanne nga su kot fenta bolaji bar mba su la kot le nga expose Gambia dingol ya nga itandi la ko mumo si fale mate anyway ngalo ne
ataka balu nyama na balu nyabe nyama ni mo sifa men mate bari still ay nyi menkete nga nin luwa mantabi anin hadama di ya mantabi soma so nin tamala molti mba sula kote because ay nyi menkete aman ni nyale fereng ite fango ya lon ko wandi dingo men mankende ya fo na te do ko munyinte o abar musumu o abar a do ko kem fo ni moli yin kala be dia la eleba ya lon Gambia as sita la sa ngato nya fo nyoy because Gambia kata nyame bala fana ni ku ka wara ba kel a bala fana ni ku ya ka wara ba kel mol kake mol ye jongote pruto la nafa mol kake mol ye wulote pruto la nafa mol kake mol ye nafiko te pruto la nafa a bala fana jakal warta nduta ko fondin kewla muti ibe ni jile ba selela ite te sonna do ko kele te be balule politiko le nengo ani balo ibe balula wala because wala be Gambia ngawle je Gambia o politik nasty politik GMC fa ngawle je Gambia ibe balula wuliya fola president noma ibe balula nafiki yalla president noma ibe balula ka Gambia dingol brain wash president noma ibe balula sifatam fansol la president noma ngaw politik sifa le je Gambia bayri ñulle kaloje ka Gambia be nyamen bi ñulle kaloje ka fo mole leptanul be bete yaran e ka fo mole ko karambol be bete yaran e ka fo mole ko do sama do kulale kela ko do sota nyamal e ka fo mole ko dinnol men ka fa bagbe bañol famul le ka tinne ka fa abala fa ka wara baka na jakalo sain Gambia o ntamalum be men fam fo la sain bayri ngabe fo le fonda ken sangolota bari mbe filtala kumo sembento yan la me yalon ko oncle Sidia e wole fo yalon Gambia tonya politiko e Gambia tinyale ay Gambia kono fengol tinya ay Gambia dingol tinya because no one ke ba ko to ba ka tan me mol be jikri la banko kan mol la te la banko kan mol yayi ta ajiya ko yita mu mol te banko kan me alon ko mo tilindingole me alon ko mo sobe wala mu dindingol la te la alfa la te la kana si social media kuma do kafo because ni afo mol le dinno le bite jabi la me alon ka te dia le te ntol be famalem be barminam be kotolem so mol le bita ijabi la me alon ka te dia le so sifa Gambia na ke balum famanyol nyanne banna o sifa le politiko dia anem politiko dia mu akana te na mo ka kuma fo me atenna so ma mol be jutu le la man na fa soto yo nembota to Gambia dingolu alinga tanin hakilo la ba ke nyin carte fayla adu nyanna wise la bakele adun Gambia baro fele carte fay mina sila abe Gambia dingol nene la bitabe lampo ke la dolto abe bo holol fa kay sinna fo munabe silolu karabu la jananko sanji sey mobe banko kan amam mennoy kare dantan kono drayna kabe wokele ita fango hanne mome karandu wala ndum hanne momo fo ita fango nyanna lon nala ko mu feklet nyanna wolon nan nkaye dila dolema ni las carte fay birin carte fay botala nyaka sila da akamun na fe ko te banko kam fo lu fango kaf e ka fo yen ayen tol ne le nga carte o fay birim appareta carte abira ganye kaya nyaka sim mamera Gambia dingol la ka fo banko ka so to Gambia dingol this time around nyanna tala ni hakilo la bakele because Gambia be positionnement bi abe position be jaro sim baleto bayri ni ajibe Gambia kunun ko lam fo kunun ko le tro ko janita janga malata janga anin fenko le fad seyta nyola raida be malata fo mo nani fatagi be kere muta mol mila identity fangolonno Gambia si nyajelle wasifa ka ki Gambia amma mele leptano dinon la leptano malata je ko mo man faje bar mota la law ko mo la because ngajele mol janita je fo kere muta je nyame so ni ko mo man fawo e tol duro ne wolo nganin ala bayre ni man sakunda kata ten ning suobe kuri ko mo le fanu la ket nim fanu kete ko mo le suola puta e tol kata ten so Gambia dingol tolle nyanna tala nin hakilola nko baro follow baro e sifa tam fanso dundi Gambia dingol kono baro la man sakunda e sifa tam fanso dundi Gambia dingol kono fulanjaw baro la man sakunda e Gambia dingol konkonde ay mindondi
ay be kuke kan na banko kan me ya lon ko anin hada ma ya nyanto manta bayri biya fele ni bo banko kan ye baro ta ye atofo e salon ko ite ibe kuman la ku eksonan ansal bar banko din kensangol opposition on nu wali fem fo banko kan ibe kuman la ku eksonan ansal la bar baro ni ite lota ibe baro la man sakunda ko ne si banko be bane ye banko alfal bene ye banko silal bene kuma ta bolaje kuta bolaje baro ben samba kanten ay nabadi yal kuntun ay nabadi yal ay hormanta ya bindin nabadi yal tema atina gambia dingol say manyo horoma manyo bunya manyo la siyo horoma manyo la siyo bunya konko ben na banko kan mindo ben na banko kan dindingol be nyo fala left and right molu be fili la telebula bakata funding ke olbe fala bag left and right funding ke olbe desa to kone be kumbola je duwolu so to gambia dingol say jumala ka jumane ne ja ntolle ka baro le kan tol nene bam fon tol fangol le kan fam full because ko do beji e mam mellon e ka fo la mo kan nene bar gambia bi han bondi ding wallahi be alon ne membe u banko kan e be alon ne bata membe u banko kan e be alon ne u banko dingol be kumbo men serum fo serum ko le mfama nyoli la sama do ko ke mfama do be bolanam bolon kono e koko fokki uti bi lam fa nyaadi kam molu jo walla mo be ma understand banko kan mfama do botanam bolon kono abinanan kombo biko sala kodo no male fa batata mala kodo sotono abinanan bolon kono tata e accident sota fat so ni banko bita kanten gambia molu kafinti la suo kono te baba ka tan kafinta la suo kono buka na ko take in the next minute ka mo social media ka refilita la limma ko mbani no la fo gambian to laftan na dunia kelaten laftan na life kelaten sayam kuma ta kere memman fo nyin social media adun kuma ta kere molu man meyita de gambia dingol la sila atuta gambia dingol la bulu sila fo ndam fambon la nyim bata kono le bam fo mbe tula nyim bata la kono sila atuta gambia dingol la bul bari politician o dum tol man nyanna sonna wol kan tol nene ko tank nte be UDP le bar hanna ya tarab UDP le gagné taw banko ke nate sita baro be manya men naw banko dingol la nim baw sen ya ke mbe fintila la nga agence because gambia man sulawol ndum buke sendige wo kam nke sendige pour ya banko dingol ye do ko ke banko dingol baro fele bi hanna e pololo damen baro fela tata e koy gambia dingol ma baro lo ta jako gambia nibe akos hada madingo nibe fengo nyinila e ka nyini nin silo men ni an soto ibe menkele ka fatal baro le of ako nibe fengo nyinile ka memfo anin ni an soto ka memfo nyen e ka fatal baro le of amurta ko take baro le lo ta gambia dingol nyata ko sign na kala man sakunda ganye ta 2027 abe menkela ni men ba fasa kan wala ba tinaw do mala bar men man tara fasa kan wata tinaw do mala baro lo ta jam 19.93 million ya African nation for African government for nyaade African something ya ta ya di Gambia musola anin Gambia funding kewlo pour nyim ba we talal men yalo ye deport na isi mutad la soto anin din fondinol men be banko kay man tara do ko isa mutad la soto e do ko baro e woko muneke ayo ko do ta because ngaja 50 million na bondi aya dia la kafudingol la ako menno kata fasa so akamunna banko kan katata ne menno ka baro fasa wolle banko dingolte bal ordinary gambianol wol manke banko dingolte nduwol manke banko la taxpayer nduwol manyanna banko tinew do mala nduwol manyanna kala fente banko kan baro ka nyene itande gambia dingol baro ka nyene itande gambia dingol la wotonte be gambia politicianolo especially oppositionolo mbale kumandla ala la political different landi jana ali kafunyo manga baro bonde ba Hussein ya fali la ko fa one time dronga be wala kala adun kanga mera to nya be dame na tara nafiki ya teje nyimpa bi yo disafle pour nga one time diala ayo disafle hanam banko la ko fang damma ay toro menke je o fang ya disafle pour nga one time diala so sa Gambia dingol nyim ko tutan tolle bulu last time nseleta platform doto yalum Gambia dingol ka Gambia dingol la nafiki ya ta même fango la e ka fo be political party yol damman le ko takin la nyola ye fay nyoka last time mbe platform doto APRC Noto Alliance
e lafta UDP kol ye finte kotake o UDP kol ni noto alliance ye tara nyola kotanke because of mbe election wato to mbe carte fay wato to adun dunia banku te nyaaji political different kas tara mol teman APRC ni UDP moto wala badi ya bondino la ko banku din tolo because Gambia be mbadi kelingole ntolla wuluta ntolle munyola siya futula ntolle kanyo bade so APRC e bang UDP to UDP e bang APRC to bar wuluwo men be tema moto o baynol adum banku di ya men be tema moto o baynol bar sometimes ni selta platform o dolto e ka UDP ko pusle o e ka APRC noto alliance ko pusle ka kuma fo nyoma me ya lonko anin hada maya fango manta bayri dunia mo man perfect dunia patite kere dunia kono jang mansakunda te kere me ya lonko tinyaro mankebul mansakunda te kere me ya lonko e manko ke me ya lonko banko dingol man lafa aman soto nyin dunia kono hani tubab dum ko nyaabe lale wata gol ke la politiko ke nyame a civilized tale e kanin silole fanan tamba bari wolu hanni corrupta ita hani le ya fintendu na lon talungo me wolu te be resign na le doena yaje bari e ka Gambia man sakunda drone neje ntanga men fo UDP ko le ngandan fandandala men nga UDP dandala janning dunia be kera o janning carte fayo be kela APRC noto alliance ini UDP e political different ya wala soto bari badia membete mamoto obono landu Gambia dia membete mamoto obondinol son tol salon nin be platform lo kan anen nimbe dia mo lan salon be dia mo lan nyame ndun salon be mem fola nyom political party yolma ntol ntanga mera bi Gambia be la problemo nyana kala barolet but not with APRC not alliance or to with SFL or to DOI or to UDP ntanga mera at this dungeon Gambia be la problemo nyana kala barolet bayri taxpayer ka barola taxpayer la namo e ka jo barola mansa kundala kota bayra tanke mansa kunda wote de bara telebe je nyaton kayala bi bayri mansa kunda Gambia dingol la wolte ndu Gambia dingol la tam mansa kunda bar al kuwo ku yaje sababu la kakala dun kuwo ku yaje mo ne mota nyato akuwo bukata so barole be je bi abe Gambia dingol nyato Gambia dingol la taxpayer kata teleya so to nimbata o bata be Gambia kan larim bi manya na bulo chodla political party like opposition or nyanna blochod la barola because taxpayer la kodo kata teleya ni ko local government and land ni na tawotola yes political party le bidele political party le menjo ko UDP ila mo le local government and land ni ma ke ku nyanna menkele make mba fola le konka barota fo nyame ndumba ay tandile la ko be menna ni nyan silo manta anim banko diya manta anim banko la nyanto manta bari mbe aji jan local government and land central government nyanna men dile la pour ye la do ko keno ye fan samba ibuka sonna dile la mbe waji jan selaba ma baroka na muneke akabula ni local government and land ol men yalon ko men no be UDP koto onda UDP akabula wolle no ma ke kelendi taren ake kelendi because akanyina le ko atela molbe sir basse ni la dol tole bari nana tamoyla ay tara diamo la fay wol tof barbarolo tajanna ko Gambia dingol yoko nal mayanku badabu bondi next election nal ma bondi kam en kali en takelali mbe men kelali en takelali o nal ya bondi mbe nyin ne kelali fo president a se president te nyanna lola banko dingol nyaato le yew fo ba banko me yalon ko mbele dental banko me yalon ko yetel tambe ni woto nyaal hanna ya tara wobe kono imanyan ningo kempar momuti imanyan na lole banko dingol nyaato ka fo e fo ka mo imanyan na kala barbaro ka o fo jan barolo ta janna ko ata Gambia la mansaya atabula la fonin ba Hussein fata tata abade na abade a bloku wala kabro kai ka Gambia dingol no ma fo ko ngalla mansaya ti yalla right. Sorry mbe mole aten kan so barokan ko samba tenne baroka Gambia dingol nene tenne
baro ka nyin kuma sifa le ta ka dun Gambia dingol kungo kon a fele election o mina si la fintita abe Gambia dilal yayi la taren aka fo mbe manole kala jang mbe bo holo kala jang mbe lampole kala jang bar Gambia dingol sanji jelle baro be mansayan munatin na kabirin last election o keta botala duron amman banko be murumuru ngai ta lampol ni silon nin ko wal keji bar woton salo wolto ko baro kan nenele abe nene kan dila dol tabe koy lamala be tabe polo lolaji carte fay men minale bar carte fay be bolan alfangol lebina sila jali ko boli ya fo kay nyine ken to la nyine ke fo Gambia ntol be karra sila le mol kallen nene politicien nol kanay kan nene dron samosa fombe kala tula wala kono ba so to Gambia dingol especially Gambia musol na lefta mansa mesia be silale nta kanyim fole every time ndo na lefta mansa me wula be wulal ntolle tam Gambia te ntolle denta Gambia la site o banko ka memman badi ngo soto sido kon e ka Gambia le jaji be benyi wulo kono ten nim bentan kachata nini mo mande bala karole na sede fa la karola o ina ede isutun ma badi na karola Gambia betene because banko ni intamare tal ndun tolla alfali ye mello ngetara menkan ngetara le nyobunya ye nyo horoma e ka nyo batum hanni na te keta lunta te banko nyinkan labon ila lunta yawo buka fint because ike mutale ni idun ta korda o korda kono ike mutale fo ye tambindi I fangol dingolan tol alfal ka wala ke Gambian dunga wala long ibuka lo ni dun ta korda kono o itata lato ibuka lo jumalan korda dingote jumalan lunta ntolla korda ntolla alfali ya wala long Gambia fango bilem nyimman sakunda tinyar moy nyimman ya dun tema bannu wonte Gambia fango wutu moy bukalo jumala mu jolati jumala mandinkoti jumala fuloti jumala sarakuloti mbe jahasita nyokon nganyo muta nganyo badiya bara fele biyo beti nyambulo nyimbanko kan fenta fo politiko fo Gambia dingol tolbe sonna la politicien ol kane kan na badiya lo kuntun e kane kan damal kuntun Gambia mansa kanala kata jawara le benunje alebi ya jammele beje alebi baro men beje abitale dole bina mbalum mina sila mbafala le baro fanale mansa kilin jamano buka duniya ban adum mansa kilin buka fo kon tabe sila le fo faw fona banko dingol lafitala ban banko dingol malafala abuka ke because wolle ke mare sindigi so ton tabe men fola Gambia noli mansa kanala kata bari Gambia obe tula no to le fo janne duniya ban adun na badi ya obe tula je le fo janne duniya ban mbe nyo konna nsinyo kelendi nganyo hasidia bari wotatin na badi ya e bwano to obe tula je le fo janne duniya be banna so to Gambia dingula le ngatanen hakilo la bake ngalom be mem fola nyo social media ngalom be di amla nyo la pati kanyame ngalom be nyo la pati to nyalem ne mom leader te fo isa criticize wusendam nin Gambia dingol be koko ba Hussein mo be nyanna wala support la wo man ke tonyat ndu wata kenola because han kila sallallahu alaihi wasallam bira paleta ka misilme ya dino londe ala lata kan ya kelele faya fansu bulu sata ubula tata sigladot right kelo le ubesial so amang isinda buka isinda te isila mota fala ko nenta la pati yokono banko be nyanna wala support la man possible bar ninga je banko be na te nyaale ya je ko man samen be sirin abenna tax code payal la kodo mutala abem famanyol be batare mbamanyol be batare leptane kende te banko kan leptano fango garantir mo fango te banko kan school kende te ji schoolol membe je kende yata mbe ya jele minister dingol la kata karanje bar ntol ba manyol nim famanyol la ntol la sister sol ne na broda sol wol kata government school bi muna beje muna ka karanje fente fo I corruption jaw e banko mene ngabe ni tata airport to e ko le siata be mfansum banko kan nen tata muka dum non fansum banko kan nem man ko do jo la ba fo tuba bo lu kalo ntol kana wol me yan tol buka tata wala airport to e ko nyaal be nyina jola jannal be tablela so mune atin nan tol fangol be wo because abe ka tarela tiketo le kono ngawole long
bar Gambia mansa kunda fele luwa jawdunde moliye banko kan ye fisir walle ya jawdunde moliye na banko kan ni tata airport to ite kala no la nin ko dite bul je fam il faut sem ila mola commande o da mol men na te bendi ye ko do dile yaaju ni mam fale ngoso atina mol ka kam fa mun 20 pound bar mol ka kam fa ka fo e kon ta ko di ma dile nte pound no dile la ba fale na la Gambia ko do dila fente fo kam fa ni toro because I'm right ndama nyana kala giare sango se ko e kana fulo fala bango e kijo fa ke fara kana fulo men sot ana fulo ale akata men akadu mun tole kodo nin kadu mun tole ifin airport fango e kawo kodo men kola Gambia dingol bulani lun tangol buluka kodo ke min tole kodo kata min tole ni IC silo men do kutaten o IC kodo men dun taji ni o IC na fulo men dun ta Gambia u billahi na tara wo kodo fango han wo fon se Gambia sambano le fam ninga tara nga lida kendo soto kodo men dun ta Gambia kabiri ya jamme finti taw banko kan na fulo men dun taw banko kan as Gambia sambano le fo ngam fan soto bar kodo le ya be talantala nyotema itate bungolo sa banko kan la beto itate lanol molla lanol busi la beto itate kordal sang bantala banko lo kan ntol fama nyon ba ma nyol men yalon ko wolle kado ko ke e tol jo e ke la den ibe den ko men dune ka jo ibe samato men dune ka jo ibe jio men ne ka jo be do moro men do male ba jo le be la feto fato kele be la bungo jo la e firting ntol fama nyol le ka jo wolu hay manan ibe kumbola luolu pour man boto fango ya sanga keke wolu problème ot ndokol hay manan ibe fala nyin jio kono luolu fenta fo banko men koleyata to nyala bagwe meta Gambia le brin jawara time kana ya jamme time bar ya jamme le kasi ni ko be kulu e pleno kila Gambia dingol dipota ka fo alte jila jalte sambala nanja wala mu hadama ya timbu wala mu to nya be namen Gambia kabirim fota jawara lam fota ya jamme wallahi billahi man sata o banko kan koten nka fo ya jamme tennen tambari tiarar si menketa ngam one side of the story la moy nimmo ni kombe adun Gambia dingol nimma anyena nkombe nyola jola o nkombe jola kala o banko nanatita because nite ya hame wande badi ngam kumata okay mbatun ay kenyina o ay kenyin na keta bita fintile te badi ngola kan because o banko bola nyama intamare tale so Gambia dingol inte bali ya marra menna alinga lonko dindingol funding kemere ngol lebe fakan leptano to day and day because of nibe wulula de nanul le fata o banko kanko nin Gambia famu banko serious ngo famte lamin samate nyolo kata ifin baro including baro fo bi nyan nawol tara o banko kanaba e manta maka sama ladlat Gambia ntolla do ko lel ben prisinol kono ye tayba sol mutebul bar molle fele o banko ke be yayla ibe nyamo ni mun ko tale ba dundi la o banko ka left and right suto tili iba dundi la je ku buka boje kuma buka foje ni be kuntu na nyonya koto ibe mansa fango to yusla dolu ka adundi la foka baro fango to yusije ngajele wandi bantala banko lo ke la kulungota Gambia kalo woto ko Gambia is finished e ke la kulungote ka Gambia la flako sitabale nabe dunia lenjen na tare nabe dunia fara la tare mo be nya katara so Gambia ntolum kata min tola nin tolul laftan tarra mum balu nya sifale kono na sister solo ibuka tolle wulinda la marso tal ka danye no me fefero men kal kala dinno la skulo jo al kala dinno danye na e kane kal wulinde marso kono e kala tabulul te ke be faram e kal fay piko kono o be keta o banko kan e be mo la bungol tale ba boyla mo se tara Europa e bungolo sangi lula ma banno la because of family problem janna baba na time mo man sakana mo neke e kate ko to be sila bondola ka banko ta kamolla bungol ta ke tilimbali ya boy kamolla bungol faram fare koto ka dol fintindi la kordal kono bari o be ken na nyim banko kan kamolla lanol ta ida maliya talantala nyotema Gambia diptawol de carte finala
député be to as UDP toya mbali bele fahas laje man parti dollon bar UDP député ol mbali bele fahas laje mbay tan lallal ko banko man kal damata tan nal bele denta wallahi come on Gambian tol kata min tol mbal dan na Gambia dingol alinga lonko na sister solle be fakan alinga lonko na broda solle be fakan alinga lonko wal banko kan jaral kende tije nin jaralo be je ma alla man sakalu al nyata ka fale ko nyim leptanul be tayatale hanne mol be tubab du kan e jara ja munati na ta baba ma sambala check up drone 30 million ay wole ta Gambia la ranke sokona ba ma samba check up la mot sabali men kaja dunia kono ten bira sasa ta mune atina te me jara o banko kan fata ta China ta te jara ji wona nyonjo hey Gambia dingol dunia tan bitale kanyone ne sai ninyul sasa te ka fintin kan nyala banko kan ne ka te jara wande banko luka so bar nin tol sasa tan tol sitara o leptanol ton te bor soto la tumo men ngaji hadi je Gambia la leptanol to inen courant men man fango man soto e ka wala soto je ni tata je banjun leptanol fel korketo be be faram wo korketo dolu hanni ma telefon wol fon ka tata no sledila Gambia dingol fonto leftan na life ye keten fonto leftan na dunia nga sambaten ne ba fosilan tol fanan tenjela bam 58 years ntolbe nyim banko kan ko nga independent le soto bar Gambia dungol al salon ko ya jammela 22 years anim barola anim baba jawra la 30 years which is 52 years baro julo mendum kango kunna within 8 years 52 years of majulo soto banko ka isalo wolto ko tonya o banko kasara kala tinyata nin accident ketalume ko bila beket ni molu fa lungo men muro le ko bila beket ni molu siti ye la korda fengol be ko bila beket nin di ngol wurta lungo men na bagu we bebe fa kanje ko bila beket nin di nol men be de sato ko no be kumbola je narol bite be la dilal malale ko bila beket nin molu filita banko kay ko bila beket ni be dolu kibaro mo le kata wol frawol le tombon Gambia fontol lafta na dunia itaten fontol lafta na tunyim balu nyale kono ba fondi ngon nim mamar ngol yena ye tara o banko kan e mam fensoto be mem folantol ye fon nga banko be tinya nga banko be kasare yena ite proud no la molla fontol lafta wala ba anyway mbe diamo dan la jan dos diam du caahan duma la Gambia la dëkk te bëgg naa dem every year Gambia two or three times waaye mu nekk demee you cannot live in a country doo xam ne doo mun a defal sa bopp dara nga am ko su yàggee nga rapino ñu ngi wax fi mbiri doof bi fu ñu xam nga they have the concept ne suñ la waxee su nekkee ñu wax si yow su nekk lu baax ak lu ñu wax si yow su nekk du bon nañ wax si yow rek su élection bi ñëwee mi bi dangaa wiin loolu mooy nekk concept bi Gambien ak African à laaj na nekk politicien boo xam ne dañ laa wax rek so loolu la ñoo create nii te loolu moo nekk di àkku dañoo wax si ñoom waaye suñu bàyyi xel ñu génnee baro lu mu gën a gaawee ba dëkk bi nu moo doxee baaxut de balaa nga koo xam nga dem soxla loo xam ne dafa expensive foo ko dem uti ji foo na nga faa fekka te nga fekka joori Gambien yoo xam ne youth ma la ñu war a liggéey ñu ngi faa toog xam nga luy nekk luy dag kama dangaa toog place keneen su ñëwee nga mun a am si moom nga poti am si moom mu le faaw ba bëri Gambia te loolu baaxul si dëkka moo gën a loolu nit ñi duñ ko dee wax la loolu mu bëree Gambia is too much demal Greater Banjul area boo dem ñoom dangaa fekka naar moo nekk si biir nit ku ñuul moo nekk si biti wala Libanese te Libanese they are fucking rude in your own country farms mbiri Gambia duñ ko dee wax dañ ko dee téye caaxaan waaye Mbesora Jaw believe me waaye soo ko waxee nit ñi dañoo foog ne kii dafa nekk Europe dafa change dafa am beneen mentalité waaye dëkk boobu doxul de te nu moo dem système bi mu fa nekka du every political party moo ñëw foofu change su beneen am na beneen political party bu fa ñëw koo xam ne def sadikut the same topic mooy continuer mala may bi tey the same thing mooy continuer kan ñen ñoo fa nekk de du waa SPRC ñoo fa nekk ak Baro ñoo nekkoon beneen government bu fa génn ñoom ñoo nekkaat foofu noonu ak génn
te suñu reppee am na yeneen parti yu faa jox ñu toog fa without Barrow yàlla ñu yàlla mosal ci Barrow rek waaye keneen ku faa ñëw suñ moytu kooku mooy gën a bon Barrow because si ñun si Gambien la nekka waaye Sali kii lu mu nekk di wef nii lii Gambien loolu lañ bugga dañ bugga xam ne dañ la wax pour élection bu ñëw nii ñu sànni ko waaye farms bàyyi ma muut because it's sad sad ko kay ñu ko digandoor biñ déggee waa ji li mu wax daw na yaram torop waaye pour wax leen rek ne feebari xel la amee because ñu bari ñu ngi xoolee ne dof bi déedéet feebari xel la yes ñi waroon nañoo am place correct fi ñu leen ni mu nee faj ñu amaat seen boppa normal yes waaye comme as we had ne government bi sax ñoom seen boppa sax ñu ngi ignore lopitaan yi so ñu mel ni pour ñu am seen faju du yomba place like Kampama we talking about Kampama amuñ yenn façon sponsor boo xam ne ñii they will come back to normal because so déggee ma ne normal mooy at least ñu mun a du nekk si mbooloo sax xam na ñoo waxtaane askan yéen a ngi dégg kii fii li moo wax ni kii bàyyi the all way America ak America ni mu développé mu ne America sa dark America is dark Barrow is the lighting which is sad America seen dex yi sax seen dex boo xam ne sax mooy di last dex moo gën a nekk Gambia ci kanam yes parce que ñooñu seen fajokaay ñu ngi correct ñu ngi am number yi ñoo call ambulance yi jël si leen ñun with all this ambulance Gambia dama laajte rek ndax ñu nekk Gambia xam ngeen seen ambulance number yi ngeen war a oo pour ambulance jël si leen te ñu ne am neen ambulance de ban number nga war a dial ambulance dawal wii ñoo taxaw sa bunti kër jël si la anam do we have it we don't have it nekkut fa and that they say they bring in ambulance yoo xam ne su korite jotee wala tubaski ñu jël si yéenay def ko ay taxi si pet ngeen ne ma loolu ambulance la so man dama war a believe loolu Mr Africa ñu jël la bala maa ñëw si yaa baaji maa ngi am may camera ci kaw yes Africa asalaamaaleykum yi waaleykum asalaam maa ngi nuyu bu baax a baax maa ngi nuyu ñu fi jaar ci plateforme bi di apprécier waxtaan bi trop waaye man moo xam man lu ma war a du bëri parce que tey topic bi moo nekk lu Mr Sabally def si lu la nekk di déglu ba léegi xam naa ne lu mu def nag xam nga Gambia leneen lañ mu mënta understand dafa am ñoo xam ne Gambia man wax naa ko since day one ay political opportunities lañ ñooru without politique ñoom duñ survive moo tax suñu jàng nañ rek seen jàng daf lay jaaxal ñu bëri parce que ñooru they don't learn to create something they learn to depend on the government moo taxoon Momodou Sabally with all of his intellect lu mu wax ba léegi munta taxawal dara sum dawal si kaw government sum dawal si kaw sum nekkul si politique du taxaw te nekkul si Sabally moom kenn rek tey moom moo génn te tey man maa ngi laa wax nekkul si gaay bu ku jaar nii rek Gambian bi dafa neex na ñu ne Adama Barrow moo war a ñëw place sax wala ministre sanga moo war a ñëw place sax nit yi ñoo war a génn parce que suñ génnee crowd boobu la ñoo use di wane ne nit dañuy toppuñ leen te am na ñoo xam ne bañ ko moo leen fa ici yaa na sax ñii kuñ mënta sacrifice pour seen own survival dañ koo def moo tax yéen lu ngeen wax ni lu mu use boobi sax yëgul ko yaramam bi am na ku fi force dugal si ministre Sabally ministériel position la bugga Sabally lu mu bugga dafa bugga nekk si government bi advice yi ñu ko teg nii yëpp mu ngi wax ne man tey ñu ma teg advice sax waaye ñoom Ismaila yi nii sax ñoom Ismaila Cissé ak ñoom Sidi Ndiaye sax maa leen ëpp compétence man lañu war a teg fu gën a koyee foofu ñoodu noonu la ñoo demee te Gambien bi loolu la war a xam yenn san ci nga te nu mu amee si government bi noonu la amee si opposition bi dafa am boo yoo xam ne without politics ñoom duñ dem te ñoodu loolu dañ leen war a try ñu identify ñoodu ñëpp
ñu xam ne lii la moo tax man ñi seen wax du ma see yàgga Gambia ñun ñu fa nekk everyday ñu anytime ñu ngi am Gambia suñu lépp Gambia la nekk we have business in the Gambia am nañ lu bëri yoo xam ne ñu ngi ko def Gambia xam ñëpp ñu laa wane dafa xaat tey soo ko xoolee nga wax ma ban institution moo amul problème Gambia amut bagage su ñoo try di ko wàññi nii yëpp right now loolu yii yëpp élection bi ñëw ñeeg la waa government bi si boppam budget bi si boppam moo ko attanut parce que dafa am dettes yoo xam ne dañ ko war a reservice tey soo toogee Gambia government di jaay jël half of Gamcel Gambia owned cellular company di ko jaay a Lebanese company called Spectrum ay Lebanese ñoo ko gérer léegi jamono ñu toll why are the Gambians in the Gambia who can ñu mun a manage that stuff tey nga toog Gambia a institution like Gamcel nga jaay ko a institution like ports nga ñëw ñu nax la yëpp ba jaay ko ñu ne xaalis bi ñu ko jënd ay naar la ay nii report audit report bi génn si ñu wane ne sax al port ñu ko jënd naar yi ko jënd sax ñoom Zenith Bank lañ jëlee xaalis pour mun a jënd port bi ñu damuñ tukki sax pour jëlee xaalis bi ñoom mu ne ñooy business seen biir te yàlla xam na ne al port yi ñoo wax ni yëpp mun na am ay siyaahul daa Gambien ñoo nekk si biir di uffiñ raxas si seen xaalis bi Trans-Gambia the only Trans-Gambia ñu ne Gambia have sold that for 30 years to Africa 50 for just $100 million is very sad Gambia tey soo toogee tey soo laajtee ñu ne waaye ñu jaay Gamcel ñu ne gars yi dañ amoon financial difficulties loolu lañ binda fop dugal ci internet bi dugal dama ut paper boo gis financial difficulties moo tax ñu jaay Gambia ñu jaay institution boobu yow tey soo amee sa ay kër sa kër bi sa pompe yi yëpp nga teg ko yow tey sa néeg bu nga amee français yaa ngi koo jaay ëllëg ñu ngi la ko rent tey nga toogaan nga digga ñu ne la tey ACWA that company from Saudi Arabia mu ngay ñëw di négocier Gambia nu mu jëndee nawet pour di ñu jaay ndoxi Gambia bi te gars yi si deep negotiations léegi da ngaa toogaati ñuy gas bu xool nii sax dañ leen attaque da ngaa toog rek ñu ne kenn mu fi gasaat bu xool ñëpp dañoo use ndoxi lifin bi parce que ñoo comme loolu su ko privatisé nit yi dañu war a am di xëcca ndox boobu di ko naan pour ñu mun a fay léegi Gambia ban kan mooy Gambia léegi right now it's a sovereign nation it's not a sovereign nation for 10 good years with Adama Barrow management yow even sa own army boo xam ne mun nga ko am na standard army sa amuloo ko reform zero ñu dem jëli general of army xaw ma kan moo nekk suñu chief of lifin bi koo xam ne since 1986 lañ ko Yaya Jammeh daxoon si army bi ñu toog mu ñëw jógee gendarme ñëw def army 4 years ñëw tee ñu isaat ko mu nekkaan ñu suñu chief naka colonel xaw ma naka ak biram bi di jaar fu nekk kooku lu mu xam ñun Gambie ñoo war ak if you are what's a solution that guy xamul dara ñu mécanisme yu génne ni sax duroon sax xamul nu may doxee it is funny waaye Gambie lu taxaw Gambie moo amul loolu moo tax métit buy booy bi di wax ni yépp mu ngi Gambie te amoo wax la leena de lii balaa ñoo génne si façon politique yu mel nii al foog ñu reorganize ñun ñëpp suñu bopp ñun ñëpp laa wax both diaspora and the Gambians and in the Gambia ñu am a political party boo xam ne pare na pour fightal Gambia waa di génne di sensitize Gambia wan Gambia si ne lii moo nekk seen right government boo gis lu mu bañ moo nekk buru yi lu ñoo bur li français di wax buru yi yëngatu bu wari den nañu war a am a correct civil activiste yoo xam ne dañoo jima fight corruption si gala buñ ko starté Gambia international lifin bi ñu si commencé woon wax sax ana ñu léegi ñëppal nga ne teg parce que dañ leen oo one by one di leen tegal leen yéen a dara ñi ragal toog ba léegi kenn waxatu fa dara audit report bi kuñ daaxoon ba léegi Mot Cissé ba right now kesam yaa si code bi an maa ngi laa wane sax dara sax lu foni gars yi ñu ngi fuloo
internet gaa ko follow underground di ko sonal anamu te code boobu jeexagul Gambien saa ngi nga teg wax si dara te still naa code boobu mu ngi dox waaye nag suñu amoon political party bu serious dafa waram di atteindre loolu muy am fit muy wax Gambien si ne Gambien bu génn tey war a manifeste ñu jàppala opposition suru dañu war a am seen lawyer yoo xam ne seen biir parti lañ nekk ñooy dem jëli booy si géneen booy si booy fuñ booy nekk béel leen nekk seen loo suñ ko mayee booy rek booy dina am fit pour fight waaye tey booy bu génne Gambia fight tey ñu jàppale yóbbu la police sax yow kenn du la ñëw seeti sax in fact loolu rek dafay discourage loo nit loolu moo tax ne ma ngi laa wax ne tey political party su nekk Gambia they supposed to be well built parce que ñun suñoo fightal gaay tey dañ bëgg a Gambia jag rek ëllëg ñoom ñooy am pause foofu den ñun lu ñu sacrifice one ñoom war nañu mën a sacrifice tout yoo xam ne parce que ñoom ñoo jiite tey ñoo jiital seen bopp wala nit a leen jiital nañ génn tamit tey suñ génn see tey nañu wax Gambien si political party bu génn tey nañu wax ne tey Adama Barrow de nii la moo manager suñ géej bi wala suñ gaal suñ pop mogit nii man su ma nekkee président nii laa koo jëlee nañu ko wax ñun ñëpp jàngane ni xam nañ ñu ko woon mun a lu fa nekk right ak lu fa nekk wrong lu fa nekk wrong te ñun xamuñ ko nañu ko wax ñoo xam ne nuñ joxee pop bi baaxut yaa understand nañ génn si nañ bàyyi di hide out wala di dem li fi waxuma ne loolu baax na waaye nañ génn si ñu société Gambien si tey soo eggee Gambia tey ñun diaspora bi dañoo dee fii si mbiri Gambien si yëgaluñ ko seen bopp dangaa egg Gambia ñëpp a ngi ne yereng toog tey lan ban moo nekk ban secteur moom la ñu gën a employ youth employment ban secteur moo nekk di police waaye di police parce que bu gaay Gambien si génne commencé noonu eew ñu ne nañ usen morom yoo xam ne ñu ne nañ usen morom yoo xam ne élection génne ci mbedd bi Touré miital sa mic bi ñu boole la ci gaay gala yi loolu moo nekk problème Gambie waa maa ngi lu ma wax rek li yëpp bokk na si topic boobu waaye xam nga nag lu ma métti rek ma bugg a ñëwaat si lii Sabally use na kii rek loolu nangu nañ ko te ku gën a garaaw kii sax Sabally use na ko ñooru noonu lañ man ñooru man countuma leen as dis ëllëg su ma nekkoon jëloon réew mi sax nu Sonko la def laay wax kenn du fi cross capet ñëpp ñooru dama nga sànni si ñooru jëriñu Gambie dara dañoo waste time Gambie amuñ wala ñoo am full platform fii sax di wax fii sax yaa sax nañ ñu ñëw tey ma ngi laa ñaan tamit su nekkee ne time let you ëllëg gis nga koo xam ne war naa bëgg naa wax si Gambie dara wala xam na si Gamcel dara dañu ñëw ñu waxal ñu Gamcel ban façon financial difficulties lañ am bañ war koo jaay yuur lañ bëgg a xam lan ñoo tax xam nga tey su ne Gambie neex na government bi génne ne Gambie neex na yow Gambie neex na yaa ngi ne Gambie neex na yow yaa amee sa sob yow yaa nekk président yaa ngay jaay sa bitig yëpp ne Gambie neex na kon kay Gambie kon neex na si yow kon parce que su Gambie neexoon sa mbir danga koo téye ñii dañoo liquider Gambie is gone te moo tax tey su ma eggee ma gis nit yi di taxaw si peggi maraaj yi si peggi building si ees yi di nitaalu all those buildings are owned by the foreigners am na temps boo xam ne tay maa ngi koo gis sax boori stadium bi mu ngi round bu light yaa fa taka is owned by a Lebanese guy xam nga a Indian guy and that guy came from Kenya ñëw Gambie commencé xosul di liggéeyal jàmbur ñëw tey mu nekk loolu boo yaa ngi nekk fii di use drogue in and out bugguma ko tudda sax yaa sax ñëwlu tey ñu toog rek foreigner ñëw rek yaagul rek overnight ñu ricc di tabax Gambie yëpp di jënd Gambie foo gis ñu koo jënda même Mr Hamad Bah di toog di wane loolu refoluwul ko waa lu mu ci def all these ministers are useless man maa ko wax baal ba ma am li ma ngi ñaan jërëjëf Adama Barrow katañi élection o men ngamira janni mbe fulata mbo fula pour mool ya faham munem coalition o ha men keta
amanke sinya kilinti men kita sinya jam kaditi ya 2016 ana koluso folo do ko da mu da 2000 bare wo mamma benno ha abenda la na ko nin kata nya ma fana kito nya difference ben bide do manta elections almanta bare 2003 ni haklo bide ale patriot be invite rally ani America ya ke rally okay jele ifanga kambenda fue halifa tombo njele kaka coordinator aman tombo njande halifa ya tombo njele America jele ko coordinator ina ukachala jamfa because in 2003 mba ko kachala for 2006 le kambenta na MOU sign memorandum of understanding na sign Palm Grove Hotel okay mintu ta silang wolo mu ka na flag bearer tombo baru fana be fotale MOU nyinto anyanta tombo na nyaame ni ata committee o membije man kambe no ka mo kilin tombo nyanta la ngata moli kan moli mo tombo fulo manke fulanjao manke guys stop the live fulo nyanta kala wati ma anyanta kala manke o nya kuli janjanta aje tinyata okay yudi bin ko la nyaton ko abota amad bulata no kato be keta hani defa men fele mon nene ma fo moye hanna nya han de la kafnyo mal na patio ko ne malo ko de tata Hussein na diamt pour ka kata pour ya nati pour ka nati ba tiam atialo na telephone kai ko nyanda kachara akuje minto nkai ite dawdaf bande be dama manjelo bande al nati be dam ita tata ya akwa ya ntata je ndalje nkachata balika kumala suya suti ya kama ngame mfaye wulula amanjabi no kadunga nga mansalo lo faye nkaye useno benyi ninkala muni atuna sene la na nyo sene fa pareta nyo mota akajuwa dame nyinya ta nyo beta ko to kunta hake toti nkaye muna na tigo nyo fa ga falna na dame nyinya ta ko to tom ayemira ko amajabi no okay ngai senlala mirot unyobe nyinyari nyame na fana ya fui abinyi nyalo na alafta next year tafana yawe ngo ala atele moli bedela ngo ate ala kilon kabula moli kuna moli tombo mel ma do ku nyoti ngai ni mu nyaton koti nyaton ko façon ala do ku nyoro mu ni mu lon nat ala do ku nyoro mu ni mu na fulo bebu ala do ku nyoro bebu ngai teni ntebe nyaton ka place solot keep talking ko birin gambe political da mutala birin de be karamol fo binde ne maaje moleji ko soto gambe la ko to funyina wala ngi jumati no wala ma Allah fo nketa kilinti ka gambe boni ngai bari ite bota amad bota ngai bota woman dia moli ay jikol tinyale sun ndekol nga yemira kote akwata njabi no la wolum ngai tuma jomo kenon akote no ngame simti no le na kacha ko minto ila headquarters me be banjuno wotum tap the live nice ita ta jandi wotum ita ta be faare wotum banko be duri bani Hussein bota amal bota ko yo kibiro be dinde je fatal fu bant ita ta je defana je amira ko defana be UDP e ko abu batal ni ndite mo soronda nyum fana be yo na yidi ko mun de wali mal membe ke ndebe gambia ko lot mandar parti kuto to be gambia ko lot sele tasanto akonye ko ngame mfoye ngeme mfonye ndake no nkaye take no nkaye akukatu ngafu mole na konte bota nkaye ni ko e mambo imurtana wala be diale akukata funo nkaye ta funo la ko nkaye te ganyela ya te ganyela ya ala du ganyela jitan dat da aketa wala nyam aketa wala nyam so ntel dantangal minute je komi yudi bi bota amal bota atuta ntel la patio ani wajuwara ani juma côté GPDP lambang ntel parti sabano ntel primary e Halifa Tombo ndata election bari yalla mangani okay me yani 2016 falling wolum nyinti ko
2016 kamben kaito assigned tele come in 2016 2003 bar mol ye ni dia ko mol fon de baga dia mo tum hal dia mo dal bari mol man dia bar mbitam muso atulo bennale ole mo Fatoumata Tamba Jallow ha anen téléphone de irin ko janjanta otumo yata fan bondi vice president yala alafta kata back to the drawing table and telephone kai ko bitan no muiti bunya nge bunya bari ku kai kan fa back ngai ka de be jang moli ente de beneni ite fa da bulare de ko fan yala mu agreement man sign bari ti yalon ka sign la betel agreement o sign tal naman sa election din de coalition so ko yalo mol ku lete ha yalo fulale memorandum of understanding memorandum on ubota agreement lo kono agreement lo yo nga fulo based ha nga ya moy ba memorandum on wala man sign but agreement on no man sign no tita de coalition so no la o sign tele men keta wala mu sign follow mo be a sign fu docteur Bojang o man tarje iko ni wo ya sign mbita musisi mo party o party tadiala but was as a sign clip molding the campaign yoko keep tapping a life manga sele mo mata su dokote yo dewo ketal ba ngamen fa nkai ko moli neni bay tialon ko sign la bebulu iman lunkili ne man fundi kafu ko hey a felenti a sign bari tebe o foka wato men ne ko moli al neni woto bekela wo time on ti wato men diamo wulita because yalon kabirin wino ketanum follow ke agreement of fa sign the farmer sign memorandum of understanding fa sign yalo tumo buka fote yalo wato buka fo yo ni okay mbele ya moy and I'm having my camera also here. Yes, my ko be only. Fams, I didn't know sister la yabaji follow until later because yes, yabaji. Hello. Hello. Hello, assalamu alaikum. Maa ngi leen di nuyu yéen yëpp. Waalaikum assalam. La fay lu bari. Sister May yow nuyu naa la lu bari di la laaj sa jaam yaram. Okay. Gëm sa boppa papa. Man suma yaram dafa daw. Be dama ñàkk sax lu ma bugg a wax lu tax ma wax loolu. Sabali lu mu def nii du dégga du yoon Sabali dafa bon. Sabali mu tilim balolti. Sabali manke hadama dingo timmari ngoti. Sabali mang a hakilo soto hakilo ataku ngokono. Because munan nanga wo fo bi ñi membe ko maten. Sabali ya lonne ko natel la mo betu benun teng ay min ci atakela. Atakela. Natel la mo benun teng ay min ci atakela abala fa wartale. Ayake mu ne kamma afansu akunda nafa. Afangola nafa ayake wole kamma. Pour ate se palaso soto. Kamol nenero baytulay ko nyaadi ako fan ya luwo to nyaale ka janjal. Sabali min ci aman setati amanke to nyaati. Tilimbalolem sabalite. Tilimbali ba because ate min keteng. Ni nyimbo ko nun te fatu baji telebe nun teng. Fem mam manki abala. Ate sonna sabali yakete. So jele ente balafa ayen tora because musole munti. Musole nyindi ndingo wulu. Akete nyaawa nyama musole ya wulu. To sabali manyan na wokela. Balafa wartal. Bare bi Gambia minnu pareta kunila wol kunin tale de. Ko minnu mam pareka kuni kom. Yeah, sister baraka bake, you know. Na brother la nyimboyoti, you know. Ina brother mo. Ila kumokangol inya tale tebre ila kumokangol, you know. I te fango balo male, you know.
abala fa wartal hello gom alkam moyle ala ya long abala be moy kan mo la diamu kam folo buba na ya baji so after this continue yes buba njay la brodalem ning koto famoti sabali men dundi ten ka tandi ko youths are happy ngalo na yin fani alle fo baroe all the time abedin fani alle fo kam baroe all the time so moment man kende ikaw fana video continue gom sabo pa mela kuma kuntu youths jamale be happy because follow ateni menke nyin naten woman tara happy muntumale nyin deport nang malo muntumale a deport nang but if you don't mind barola man sakunda wato le nyimano deport nang malo nak keno tani youth jamale be happy ibe youth sol be mutale be nyorla selol kono ibe youth sol be sikale be ibe lipale be balol tinyala wala ni mem balo man tinya ni mam manta man be yeta lakira youth jamale be happy mol be batari gambia nol be batari jumale be happy atele be happy bo gambia la kodo ba nga koto atele be happy bare mo man tara happy gambia banko kambi ning atebe o fola atela ate kunna hajo way jara gambia no li tora atebe la firi wala bare bi gambia no jama kunin tare min pareta ka kuni minu man pare ka kuni nak wolle betula sinola ba fele birin carte fayo ya nyatili ne ko ka kurango le di molla e ko ka silo le dada moli min ya lon ko wol ko wol taytale wol ka lo ka foko ha be la carte di le tolle la bo ye kurango di la sanji jelu ton man kurango sot bari itol malo wala itol nyina tale ko nyin kuranga manche ko adama barole anunu wala MPP masakundala anunu ima wolon wala inyinata walal ko manche ko itolle anunu alinga tare kom nga fo nyamen fan ya luo to nyale ka janja amewo me to nyabe lonnal nga danja nga dolu so abala fa warta bake abaraka bake mai isinano janimbe buba njay tala no buba nim filta sinano la na sister ya baji konko en ndi jola kan le manso kodi number ni be kala ka cala jola kan la dumala ya mo yes nde adla gomte anim fama fa ngomba nyanta ne ndila jola kan la